dal leen ak jàmm opposition ak société civile mi waroon marché tey jii daanaka teg na lépp ci suuf laaj sama naataango yi lan moo tax sama gars yi teg lépp ci suuf ne lu yëngu lu ko yëngal moo ko ëpp doole ñu laaj sama naataango mooy lan Serigne Mountakha moo leen ne jàmm moo gën ay bàyyi leen lépp mu sedd bàyyi leen mu sedd looloo tax sama gars yi bàyyi sama naataango bi di journal Le Quotidien ne ndigal bi mi ngi continuer di marché nañu waxante dëgg ndaxte gars yi déglu nañ kilifa gi naka noonu journal Source A ne M2D propose Touba dispose Sud Quotidien ne Serigne Mountakha plombé na manifestation bi ndaxte dootul amati sama naataango bi di journal Vox Populi ne nañu waxante dëgg temps yëpp ku nekk gis na Ndakaar nu mel daanaka ay tourbillon ay tempête ay yoo xamante ni kenn xamu ko ay yàqu-yàqu yoo xamante ni kenn xamul fu mu koy jooyati waaw tey jii bu fekkee ni kilifa Touba bi tax na gaay baay loolu kay sant yàlla loolu la ñuy wax ndaxte kontante ndaxte kenn xamul daanaka fu ñu jëmoon ak loolu sama naataango bi journal Le Quotidien yokk ni heureusement l'Obélisque gisul manifestant yi sama naataango bi di journal Walfadjri ne waaw loolu marché na waaye nag damaa bëggoon dellu ci dëy daanaka ñaari dëy ku nekk gis na opposition bi dafa décréter dëy démb président de la république court-circuité ko le jeudi def dëy national waaw politiciens yi daanaka ku nekk ak sa dëy ak dëjam loolu mooy lan ñu xam ne dëgg ku nekk mi ngi xëcc jëmale borom moo ne de am na ay nit ay victimes yoo xamante dañu ñàkk seen bakkan te fu mu toll ni famille yi sax daanaka jotuñu enterré ñëpp loolu mooy lan doy na waar ma naataango bi ne Human Rights Watch nag wax na nee na nu mu gën a gaawee bëgg na nguur gi def ay enquête su ko defee ñu xam lan moo indi jëye yooyu ñu bëri ñàkk seen bakkan sama naataango yokk ni Amnesty International kenn demul mu des ndaxte Seydi Gassama wax na nee na man dama bëgg nguur gi ubbi bëtam xool na leeral yëf yi ni mu gën a gaawee ndaxte xam na bu baax a baax loolu du marché waaw yenn yoo xamante ni dañ koy def à la va-vite yenn enterrement yi nga bëgg ni jël corps yi di ko enterrer ni sans ay enquête di bañ a def ay autopsie loolu du fi jaar ñun ñu ngi leen di xool foog mu leer am na ay nit ñoo xamante dañ leen torturer loolu moom yëg nañ ko na leer nañ loolu la wax sama naataango yi di Walfadjri mu toll ni foog mu wax ñu indil ñu l'enquête yu wóor yoo xamante ni day wone kan moo indi jooy yooyu mu leer nañ ñu ko deful ñun am nañ fu ñu jooyan di laaj ko fu mu jëm mu ne juridiction internationale foog mu leer fii bu leerul feneen dina leer ñu wax ci capitaine Touré sama naataango yi ne capitaine Touré mon capitaine depuis ne mu mi ngi ci kaso ban kaso sama naataango ne am nga gendarme am na kaso LGIMA foofu lañ ko yóbbu bi mu yegsee démb ci section de recherche dafa yegsi rek ñu ne voilà yooyu ay capitaine Touré yaa doon wax ci média yi di wax rek luñ la wax lu ak luñ la waxul ngay wax rek yaa ngi wax rek waaw léegi nag ñëwal fi ñu dugal ci oto yóbbu direct LGI mbaaw ne ko nag léegi nag dañ lay punir foofu 35 jours doo fa génn doo fa bouger mètre foofu ngay toog ndaxte wax ju bëri yoo xamante ni kenn wax loo la ko toogal foofu sama naataango ne fu mu toll ni sa moom capitaine yi dans le trou sama naataango ne lii moom metti na ci moom sama naataango ne nag démissionné wul waaye nag sanction bi mun nañ ko yokk l'observateur loolu la wax en tout cas camarade de promotion yi mu bokkaloon faculté des sciences juridiques et politiques bi muy jàng foofu nee na kii di capitaine Touré bu dee yàlla tax ñu wax guerrier la ku brillant la ku mën a jàng la naka noonu itam jàpp nañ ni am na qualité officier police judiciaire koo xamante ni xam na bu baax a baax liggéeyam moo tax ñu koy ñaanal njëkk may ko ñu pardonné ko sama naataango bi di journal Source A ne nu man tamel fu mu toll nii président de la république moo ci man dara ndaxte moom mooy jël décision xool lan lay def suñu capitaine bi ñu wax ci vaccin yi AstraZeneca polémique bi bëri na ci international bi ñi ndax na wala baaxul kii di Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé de l'action sociale nee na suñu vaccin AstraZeneca baax ñu wax dëgg loolu lu ñuy wax noonu amul ñun dañuy continuer vaccination bi ku nekk xam na ñun duñu indil population yi poson ñun ñuy vacciner ñu loolu mooy problème lan mooy problème amul problème nañ continuer loolu la wax sama naataango bi di journal Le Quotidien ñu jeexal ak sport journal Record wax ne Matar Ba rouvre les stades au public daanaka fu mu toll ni léegi ñu ubbi kon stade yi naka noonu itam ñu reprendre bëri bi public bi mën a dem bu baax a baax foofu le ndaxte levé nañ barrières yi waaw sama naataango ne Matar Ba indi na nouvelle bu neex amateurs yi di suñu lam ne le ministre Matar Ba sauve la saison waaw sauvé na saison lutte bi ndaxte ku nekk xam na amateurs yi ñu ngi doon xaar bu baax a baax yenn affiche yi Bira Sène président CNG bu bees yi ne fu mu toll nag léegi nag promoteurs yi ñoo ci des waaw Matar Ba def na lu mu waral léegi nag promoteurs yi ñoo ci des ku bëgg tëgg làmb tëgg ko sama naataango bii di suñu lam yokk ni Lac 2 Eumeu Sène dañ koy régulariser lundi te ku nekk
xam na affiche boobule Gaston Mbengue moo koy tëgg ci wàllu nag football. Stade Quotidien ne éliminatoire CAN 2022 contre Congo ak Eswatini boo moyul de kii di Aliou Cissé dina jouer ak ay loko waaw joueur loko ñu laaj sama naataango lan moo tax ndax mënul am yeneen internationaux yi lu jouer Europe amu ne fu mu toll nii de Paris nee na man du ma bàyyi Gana Gueye doo dem du ma la libéré naka noonu Metz bloqué na kii di Pape Matar Sarr te Sadio Mané daanaka xamuñu ndax dina ñëw wala du ñëw sama naataango ne bu yeboo de Aliou Cissé préparé loko yi bu moyul moom gisuma ko maaw jër ngeen jëf. Teungueth FC daal di door US Gorée benn bal ci dara mu daal di nag dellu si waat gannaaw benn poñ ci kon leader bi di Jambar mi nga xamante ni dana rek daal di laaleeg Génération Foot tey jii ci ngoon loolee danañ ko rek daal di ficci ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne li yéen kay xëyite ñu ànd ceeg Mouhamed Salimou Ba Abdoulaye Diop moo féete ci machine bi ci micro bi Dina Ba Seydou Ba. di leen dalal ak jàmm ci xibaaru suba si fii ci rajo Futur Média doore ko ak marche bu ñu namoon amalte ji ci ngoon ñoom waa mouvement pour la défense de la démocratie kon nag marche boobu ajandi nañ ko loo ko rek daal di waral mooy xalif général Mouride moo ko sàkku kon ci ñoom daal di nag am ñamu rek daal di yónni ngir ñu daje ak ña jiite M2D ña bokk kon ci M2D yooyu nag ñoom nee nañu bàyyi nañu kon doxub ñaxtu wi waaye nag ba léegi ña ngay rek daal di gën a dëggal la ñu sàkk woon kon ci nguur gi Amadou Sabar Ba mujjee nañoo dakkal seenu doxu ñaxtu bi nga xam ne jàppoon nañ ko ci samedi ji bu ñetti waxtu ci ngoon jotee membre yi nga xam ne ñoo bokk ci mouvement de la défense de la démocratie mujjee nañoo nangul li nga xam ne moom la leen xalif général des Mourides ñaan Serigne Mountakha Mbacké Aïda Mbodj doon modéré waxtaan bi. docteur Cheikh Tidiane Dièye moo kuréel yi mu àndal yëpp mbooloo mi tudd M2D ñu ngi xamal ñëpp ak mbooloo mi ne daje bi ñu doon woote suba ci 3 heures bàyyi nañ ko leneen lu aju ci loolu itam teg nañ ko ci suuf te ñu ngi ko yëgal ñëpp ngir jëfe ndigalu sëriñ. kuréel gii di M2D mujjee naa biral ki nga xam ne mooy ndawal xalif général des Mourides benn mémorandum boo xam ne ñi ngi ci dëxëñ lépp li nga xam ne mooy seeni ñaxtu Cheikh Bamba Dièye yor kàddu bés bi. mooy ñu bàyyi ci bu gaaw képp koo xamee ni jàpp nañ la ci événement yi bu ñu leen bàyyee nañ leen féexal ci lépp loo xamee ni ay poursuite la sëriñ Bass di bëgg sëriñ bi si boppam xam ne tamit bëgg nañu commission nationale teew ci lépp loo xamee ni dafay nekk jëm ci wàllu ndàmpaay ak jàppale goo xam ne dañu ko jàppale ñi gaañu ak ñi nga xamee ni seen i ñàkk nañ ci seen i ay mbokk mu yaatu lool ba képp koo xamee ni da nga féetewoo ci société civile bi wala nga bokk si opposition bi wala sax nga nekk ci kilifa diine yi ñu boole la si moo di que ne ñu fexe ca nëkk mu gën a gaawe lii nga xamee ne mooy complot bi tax complot boo xamee ne teg nañ ko ci président Ousmane Sonko bu Pastef ñu bëgg nag loolee it ñu dindi ko ba mu set wecc lépp lu ci mën a toftaloo tamit ñu teg ko ci suuf. ci fukki poñ yi nga xam ne mouvement bii di M2D bëgg na nguuru Sénégal respecté ko bokk na ci ñu dakkal lépp li nga xam ne mooy fin yi ñu teg ñi nga xam ne ñooy opposants yi waaye tamit delloo ñi nga xam ne ay acteurs politiques lañ lii di seeni droit ngir rek ñu mën a bokk ci ay élections. Amadou Sabar Ba di la gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom la ñu kon daal di yebal ñoom xalif généraux yi ak kon jàngu bi la ñu rek daal di bëgg mooy ñu daal di dellu si ci jàmm ak salaam fii ci suñu réew ndaxte kilifa diine yi dañoo jàpp ne loolee rek lañ mën a def ngir gën a mën a ñoŋal kon lu jëm ci jàmm ji waaye tamit liggéey ngir jàmm ju sax dàq fii ci suñu réew ñoom nag ñu ngay rek daal di rafetlu. itamit lu jëm nag ci message yi nga xamante ne ñu ngi koy rek daal di biral ci wàllum jàmm loolee nag di jub ci Sénégal bi fépp ci loolu dañuy déglu kenn ci ñañu yebal ñoom kilifa diine yi Serigne Mansour Sy Dabakh. kaddu kilifa yi loolu la société civile di wax loolu la sénégalais chef de famille yi mère de famille yi di wax loolu la politique bi yépp war a wax muy corps constitué yi nga xam ni moom ŋànk état bi dale ko ci exécutif jaar ci législatif fa egg ci judiciaire ndax ñooy cislaayu réew mi di cislaayu dëkk waaye nag egg ba ci tey citoyen lambda sénégalais bi dox ci mbedd bi loolu moo war a doon discours am te dañu ci war a yeexante ñu doon wax keroog ci turu Serigne Babacar Mansour mi nga xam ni mook kilifa yu baax yi nga xam ni suñu mbokk yi ñun ak ñoom ñoo bokk nekk seen njaboot waaw ñoom ñëpp wax nañ fi li ñu war a wax ci daaray lislaam yi ak ci daaray Seydina Isa
ruxullah daara yoo xam ni humanité ak humanisme la xam dafa ñëw pour humaniser dund adduna bi ba ñëpp nekk ay ngor nekk ay nawle nekk ay soppe nekk ay wëllëre nekk ay xarit nekk ay citoyen yu xam lan mooy concitoyenneté ci dégg seen diggante di ko sàmm bu dégg bëccëg suba ngoon su amul rek leen ay dégâts mooy am te yàlla ci yàlla musal anarchie baaxul anarchie lu ma neex def lu ma neex wax te kenn du ma yedd kenn du ma wax ni yemal fii loolu ku koy def te léegi yàlla won la nii mooy borom nguur gi moo tax dañu war a àndin bu rafet loolu nag la sëñ Babacar ne woon suñu fi ñëwee nañu gën a fàttali suñu bopp cant gi ñu war a sant yàlla ci fan yi accalmie bi am ndax bi suñu kilifa yi bi ñu yónni nekkoon nañu ci tiitaan bi waaye bi ñu yàlla mayee ñu am nopp ak xol bu ubbeeku ci njiitu réew mi ñu wax ak moom wax ak itam ñi ñu mën a waxal ci société civile bi ak ñi ñu mën a waxal ci notable réew mi ak njiit yi nga xam ni ay responsable lañu te ëllëg yàlla dana leen laaj responsabilité boobu naka lañ ko taxawee woon ñeñ ca jot a gis tey neewoon nañu daal wax dëgg yàlla réew mi ñun ñëpp a ko bokk war ñu seetaan mu yàqoo ci suñu loxo. parti socialiste itamit daal di bëgg kon ñu kon daal di dakkal lépp nag luy jafe-jafe ak itamit fitna ngir moytandiku lu jëm nag ci jafe-jafe fii ci suñu réew woote googu ak yor kàddu parti socialiste moo ko rek daal di jibal muy Abdoulaye Wilane nekk itamit maire bu Kaffrine ñu déglu ko ci micro Oumar Ndiaye. kenn waxati. mbaante fexe mbaante bind mbaante tasaare loo xam ne mën naa yaat fitna ndax lu waay di wuyoo da koy niru jàmm boo ko bëggee da ngay nekk nitu jàmm di dox jàmm di wax jàmm di fexe jàmm waaye du mbir mi du rek majorité présidentielle ñi nga xam ne ni ñooy fexe ay manifester di jàmbat su fekkente ni ci état de droit lañ nekk su fekkente ni kenn ku ne xam nga ne fi mbax na nekkee benn état faaw mu def liggéeyam citoyens yi def seen liggéey dañoo bëgg képp koo xam ne da ngay woote manifestation nga dakkal ko bàyyi ko ndax kat ñii gàmm ak ñii raas dem bokkuñu waaye itam bàyyi xel njaboot gi ñuy xaar ñu war nañu jébbal lenge yi ñun ñëpp waaye nag ñu wormaal jox droit yéene ak fexe yi nga xam ne nii ak crédibilité bi nga xam ne ñiy dox ci diggante bi ñu ngi koy dox ci diggante bi. mu nekkoon Abdoulaye Wilane yor kàddu parti socialiste ca bët Saloum Sénégal ca Ziguinchor ci wàllum manifester yooyu section locale mouvement M2D ñoom nag ñu nga woon ci tali wi di ñaxtu ñoom nag la ñu bëgg mooy ñu daal di bàyyi ñi nga xamante ni ñoom la ñu daal di tëj te ñu duppee leen ay otage politique nekk ci loxo régime Macky Sall ci weneen wàll nag ña bokk ci société civile ak parti politique wu kuje gi ñoom nag ña ngay dànkaafu njiitu réew mi ñu dem si Ziguinchor fekk fa Lamine Ba. doxum ñaxtu waa ngi déparé fa nga xam ne nag moo di Lindiane jaaree ko ci ay tali yu bëri balaa moo jeexee fa nga xam ne nag moo di préfecture bu Ziguinchor fa nga xam ne jox nañu préfet bi ab mémorandum ci doxum ñaxtu boobee nga xam ne nag amal nañ ko ñi doon ñaxtu lenn lañ doon laaj moo ñu fexe ba ñu bàyyi li nga xam ne ñoo ngi koy woowee ay otage politique ñu jàpp ne ñu ngi ci loxoy nguuru Macky Sall Madi Diop Sané moom mooy coordonnateur local bu M2D. Macky Sall ak justice du Sénégal bi ñu jéem a libéré ñi nga xamante ne dañ leen jàppe ay otage politique mais beneen bi mooy di ñaax Macky Sall mu xam ni question emploi des jeunes wala leneen wala xiif moo ñu génnee li ñu génnee moo ëpp loolu fulla li ñu génnee mooy démocratie bi nga xam daf ko nekk di salfaañe ak xeetum ak yelleef ni doomu aadama yi nga xamante ne bu mu toogee ba léegi juróom-ñeenti at yi dem ñu dañoo mel ni ay mala donc ñu koy ñaax démocratie bi fu mu nekkoon bu ko mënta yóbbu ci kanam nañu bàyyil suñu démocratie suñuy liberté nag dañ koy wax ni bés bu ko laalatee dinañu gis ci mbedd yi parce que am na leen li nga xamante ne nag ku xamul buur saay na nag ñu walla yoon yëkkat nañu ay kaddu it sàkku ci nguur gi ñu leeral bakkan yi nga xam ne rot na ci manifester yi nga xam ne nemmeeku nañ ko semaine bi weesu Macky Sall na yenu responsabilité boobu rek mu nekk cas de conscience ci moom parce que tey jii ñu dañuy wax ni loxo Macky Sall yi ñoo tàkk direct parce que li Abdoulaye Wade deful moom loolu la def en 4 jours presque Sénégal am fukki nit ak ñett yu dee yooyu noonu nag Macky Sall il va porter ça dans sa conscience surtout parce que tamit waaye président mi nga xamante ne moom day bëgg woon peuple am ni moom guerrier la ñun nag war nañ ko ni le peuple est souverain. jamono ji nag li ñu gën a namm mooy fexe ba Sénégal delloo nekk ab état de droit bu sukkandikoo ci ay kaddu Seydou Mandiang nekk responsable Pastef de Ziguinchor bokkoon ci marche bi lee ñu ngi soog a tàmbali xeex parce que Macky Sall lu mu def li nga xamante ni moom la def nekkul ne nit la def wala kenn la jàpp tëj ko noonu suñu démocratie la bëgg a salfaañe suñu état de droit la bëgg a salfaañe te loolu ñu ko nangul moo tax ñu ne xeex bi dafay soog a commencé. préfet bu Ziguinchor nga xam ne dalal nañu doon doxum ñaxtu rafetlu na dal bi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci marche bi jot naa yëkkati ay kaddu woñe bataaxal bi na ko yeggee ki nga xam ne nag moom moo ko yeeyoo Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias.
Lamine Ba gannaaw nag kon manifestation yu métti fi amoon bés yële ñu jàll président Macky Sall fësaloon ne am na ab fonds nga xamante ni lu toll kon ci ñetti téeméeri milliards ci francs CFA ñoom lañ rek daal di amal ngir daal di xeex la du jëm ci wàllum kon ñàkkub xëy ci ndaw yi tax nag ab plateforme la ñu rek daal di ubbi ci université yi ngir mën a gunge ndaw yi nga xamante ni dañoo yori projet loolu nag jëriñ gu ñu dégg wàllum jàng mu kawe mi ak wàllum innovation moo ko rek daal di xamle moom Cheikh Oumar Anne ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Diagne. dañuy créer ay liggéey yu bëri joxe ay financement yu bëri mais société yi ñuy créer mbaa liggéey yi ñuy créer du yàgg ñu xool ci réflexion yooyu ñu ne il faut ñu changer njàngale bi ci yenn fànn yi que njàngale bi ñuy jàngale ñu jox la xam-xam rek dañ cee war a dugal lu bëree bëri ci nga xam ne da ngay am xam-xam boo xam ne di nga ko mën a jëfandikoo ci liggéeyu bërëbukaay yi boo pare am ay plateforme yu nga xam ne loolu rek mooy seen taxawaay étudiant bi niveau boo nekk da ngay mën a jàngale sa bopp mbaa nga tasanteeg ay nit ñi nga xam ne ñoo lay jàngal ci plateforme yooyu parce que gis nañu ne président ni mu ko wax li ñu war mooy li tubaab di wax efficace université bu nekk dañuy jël benn nit bu nga xam ne professeur d'université xam-xamam nàcc na ci fànn boobu taxawaayam nàcc na ci liggéey fànn boobu mu xool naka lay diriger benn groupe bu nga xam ne dañ koy yaatal ci xale yi jàng ci professeurs yi ak ci ñi fay liggéeyee pour ñu xool naka la ñuy ñoom ci li ñu xam ak li ñu nekk seen université ak ci bërëb boobu lañ nekk ak li fi Sénégal toll yan proposition la ñuy génnee pour ñu trouver ay solution ci liggéeyu xale yi loolu yëpp ñu mëngale ko décision bi nga xam ne président de la République jël na ko ne day joxe ay moyens yu takku pour jàppale xale yi ci seen problème bi nga xam ne moom la ñu gën a identifier tey mooy problème mu liggéey bi changer formation yi renforcer professionnalisation moom dañ koy def ba pare gàttal tamit njàng mi parce que étudiant dugg rek di jàng fukki at bu génnee ba pare tamit di chômer. mu nekkoon nag ki nga xamante ni moom mooy kon jëwriñ gi ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi ñeneen ñu nga xamante ni ngi maire ba Foutou di Ligue nationale des arabisans du Sénégal ñoom nag dañoo jàpp ne arabisans yi dañ leen rek daal di wàcc kenn toppatoowu leen ci rawatina nag ci yenn programme bu tàggat yi ak dugal leen itamit ci wàllum fonction publique ak yi ni mel tax nag ñu sàkku ci njiitu réew mi mu bàyyi leen xel ñoom arabisans yi nekk fii ci Sénégal. ñu déglu ci seen njiit di Souleymane Gadiaga kon mu nekk président bi ñu déglu ko ci jokkoom ak Jo Marona. am nañ lu ëpp 4000 étudiants yoo xamante ne ñi ngi suñu université chaque année dañuy am presque le même nombre wala lu ko ëpp te amul benn programme boo xamante ne état bi teg na ko boo xam ne dañ koo jëmale ci ñooñu ci seen wàllu insertion seen wàllu formation pour bu ëllëgee bu ñu génn ñu mën a dugal seen loxo ci ni ñuy tabaxee réew mi sans ñu compter ñi nga xamante ne chaque année ñooy génnee ci université yi nga xam ne ñoo nekk ci réewu arab yi ñu ci bari bu ñu paree du ñu am benn yaakaar sax pour ñibbisiwaat ci réew mi fa la ñuy des loolu nag dafa indi benn sentiment de frustration bu mag a mag a mag a mag ndax li tax frustration bi gën a metti mooy ñoom xam nañ ne ñoom rek seen bopp bu fekkoon ne état bi encadré na leen déglu leen seeni problème ñu mën ko yakkal ñu xam ko ak ñoom dañ leen proposer waale en même temps ay solutions yoo xamante ne jàpp nañ ne bu ñu ko mettre en œuvre réew mi rek moo ciy gagné ndax yàlla def na réew yi ñuy jàngee ñoom pare nañ pour accompagner leen organisme institution financière yi fi nekk nga xamante ne ONG lañ pare nañ pour jàppale leen mais état bi tëju ubbeekuwul ci côté boobu loolu aussi wax dëgg yàlla lu ñu naqari la te dispositif bu mag bi nga xamante ne son excellence monsieur le président de la République teg na ko fi fu mel ni la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes le 3FPT a ngi fi l'ANPEJ a ngi fi amu ci kenn koo xamante ne xalaat nga ne les diplômés en langue arabe war nañoo xool seeni mbir ndax ay citoyens sénégalais lañ ñuy ñaan son excellence monsieur le président de la République mesures yi nga xamante ne moom la pare pour jël ko mooy 350 milliards ci ñetti at yi na ci bàyyi xel les diplômés en langue arabe. 8h jot na ba teg fukki simili ak juróom. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. laata ñuy wax ci mbirum campagne de vaccination bi jàpp leen ne ñaari nit yu faatu ak ay nit yu am gaañu loolu nag moom mooy bilangu accident bi am tey jii ci suba kon foofee ca Linguère benn oto kon moo daal di këppu gannaaw ba mu yore kon ca biir ay nit yi yëngu kon ci wàllu njënd ak njaay dafa bëggoon dem kon oto boobu ca marché hebdomadaire
éphémère bu Nakara danañ ci dellusiwaat ci kanam ak suñu ndaw ba ñu toogal foofee ca Linguère di Baye Assane Diaw ci loolu ñu ñëw kon ci campagne de vaccination ci mbirum coronavirus ñu leen ajandi ca diwaanu Matam la ko waral nag mooy ay yéex yu ñu rek daal di nemmeeku ci indi ba ñuy indi yenn ci dose vaccin bi di Sinopharm mi war a kon daal di matal kon première dose bi loolee nag da ci ànd ak suñu ndaw ba ñu fa toogal di Ali Bandel Ñanga. campagne bi ñeel ñàkk mbas mi di Covid-19 dakkal nañ ko fii ci diwaanu Matam moo ne sax nag ab rythme bu jéggi dayoo la tàmbali woon ak gouverneur région bi nga xam ni moo njëkk a jël dose vaccin Sinopharm bi ca centre de santé bu dëkkub Matam waaye daanaka ñàkk bi dakkadi nañ ko depuis ñeent fan ci weeru mars bi ñu ne la waral loolee nag rupture maanaam complément dose vaccin Sinopharm yi nga xam ni ñoo ngi ko doon xaar ñu complété premier phase bi ci fàttali nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru février bi ñu génn diwaanu Matam réceptionné woon lu ëpp ñetti téeméer ak juróom benn fukki dose waaye nag ñi nga xam ne ñoo yore wàllu wér-gu-yaram ñu bañ kon ab rupture ñu rallongé itam app bi war a dox diggante ñàkk bu njëkk ba ak ñaareel bi moo tax ba ñu jàpp ni daal foog ñu dakkandi mbir mi te nag lu dul vaccin Sinopharm yi nga xam ni dalal nañ ko fii ci diwaan bi Matam dalloo na itam vaccin boobu ñu tuddee AstraZeneca te ñu xayma ko ci fukki junni ak ñaari dose waaye nag di ab vaccin bi nga xamante ni tàmbalee guñ koo ñàkk doomi aadama yi lu ñeel wàllum bilan bi nag bi ñu dooree ñàkk gi fii ci diwaanu Matam ak léegi daanaka buñ ko xayma cible bi ñu doon topp di ñi nga xam ni dañoo màgget wala sax ñu yore comorbidité ñu ngi leen doon xayma ñaar fukk ak ñeenti junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett doomi aadama yokk ci nag ñaari junni ak fanweeri agent yi nga xamante ni dañ leen waroon ñàkk waaye ba waxtu bi ñuy àddoo ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak fanweeri benn doomi aadama kott la ñu jot a ñàkk bi ñu dooree campagne bi fii ci diwaan bile mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang waa ministère bi ñu dénk wàllum paj mi ñoom nag nee nañu lu jëm nag ci campagne de vaccination bi mësuñu ko rek daal di ajandi foofee ca Matam loolee nag directeur prévention moo ko daal di xamle docteur Mamadou Ndiaye indi ci ay leeral ci téléphone Mouhamed Ali Mouba. Matam campagne de vaccination bi du mos a taxaw te taxawul te warul taxaw Matam li mu soxla ci dose vaccin Sinopharm jox nañ ko Matam jot na ko ci dose de vaccination yi mu waroon jot. Deuxièmement ñi waroon jot Sinopharm jotaguñ ko déedéet parce que deuxième passage Sinopharm bi dafa jotagul d'abord dafa jotagul Ndakaaru moo njëkk a jot ay dosam commencé vaccination te ñi war a tollanti seeni dose ci Ndakaaru jotagul date bi jotagul kon nag Matam mënagul wax ne que amagul li mu wéyalee campagne am donc loolu xam naa ni xëy na réeroo la wala waxtaan bi ni mu demee woon wala explication bi moo doxewul ni mu waroon dox donc Matam jot na dose yi mu war a jot te jot na AstraZeneca tamit donc te yooyu AstraZeneca yi dañ ko war a tàmbale saa bu ñëwee rek dañ ko war a commencer ci population yi ko soxla ñi war a jël AstraZeneca Sinopharm nag ñooñu dañuy xaar ba date bi jot te date bi jotagul pour tollanti dose mais campagne de vaccination du mos a taxaw te taxawul pour en tout cas ce passage aussi bien pour Sinopharm bi nga xam ne date bi jotagul AstraZeneca war nañ ko tàmbale saa bu ñu ko jotee war nañ ko tàmbale waaye nag di fàttali nag que amul fenn fi nga xam ne dañuy jaxase dose yi déedéet ñi jot Sinopharm moom la ñuy jotaat deuxième dose ñi war a jot AstraZeneca tamit moom la ñu am ci première dose ak deuxième dose loolu yëpp dafa leer donc xëy na réero moo amoon ci seen i diggante ni ñu expliquer ak seen i presse wala nangam xëy na loolu la kese la. kon mbir mi leer na mu nekkoon docteur Mamadou Ndiaye directeur de la prévention xibaar bu neex ci askan wa nekk foofee ca Fimela nekk ci diwaanu Fatick indi nañu nag ay solution yu mucc ayib ngir daal di mën a kon dakkal lépp luy jafe-jafe ci wàllum ndox mu neex mi foofee ca commune bu Fimela forage lañu rek daal di tabax foofee ca diwaan ma waa office des forages ruraux ñoo ko rek daal di samp te nag forage bi dina mën a daal di jox ndox ña nekk ca kon béréb boobee yëpp ci loolu ñu déglu ci maire bu Fimela di Karim Sène ci micro Aminata Goudiaby.
jafe-jafe yi léegi mu jeex ci wàllu ndox mi maanaam dama lay wax ne rek bu njëkk amuñu woon problème parce que ndox mi commune Fimela mu ngi ci bénéfice ci Notto Ndiosmone Palmarin départ bi amuñu woon problème mu ndox guddeeg bëccëg dañ doon am ndox mais après projet bi dafa continuer ba ay îles yëpp ay Dionewar ay Niodior ay Moundé ñoom xalaatuñu woon bi ñuy natt projet bi fi ñu ko yemale woon yematu fa bi ko defee nag il faut soit ñu yokk diamètre tuyaux yi pour que bu ñu ubbee pression bi tasat mu mun a contenir puissance bi loolu mooy problème bi léegi waa OFOR xalaat ne comme que loolu am na d'abord yokk nañ diamètre tuyaux yi defar nañ ko ñu ne mais loolu rek doyul il faut que ñu jël forage u Thiadiaye bi forage u Sandiara bi renforcer ko ak forage u Tasset bi pour mun a indi ndox mi beneen fanaan encore mooy ñu réfectionner forage u Yaayem bi parce que forage u Yaayem bi dañ jël 1500 mètres cubes dañu creuser ñaari bassin ci suuf yoo xam ne bassin bu ne 500 mètres cubes la ak bassin forage bi nga xam ne 1500 mètres cubes loolu lañ def pour que aussi ndox mi mun a ñëw moo tax ci mois de mars bi lañ waroon démarrer loolu yëpp yaakaar naa ne balaa weer bii dee wala liñ ciy teggate dootul bari dinañ am ndox te duñu am problème. ñu wax léegi ci jafe-jafe yi yenn ci askan wi am ngir daal di jot compteur bu Sénélec directeur général bi indi ci ay leeral bu ñu sukkandikoo ci Pape Demba bi tey nee na nag jafe-jafe boobu la ko waral mooy coronavirus ndaxte feebar bi lu toll kon ci juróom fukki agent wu Sénélec kon mbir mi da leen rek daal di laal waaye jafe-jafe googu nag ñu ngi koy jéem a régler foofee ca Sénélec Pape Demba bi tey ñu déglu ko ci jokkoom ak Ibrahima Diamé. compteur yi moom damay wax rek ne amuñ si woon problème bu tar lu ci nekkoon mooy comme nu ngeen ko xamee mbas mi tolloon na foo xam ne dëgg-dëgg Sénégal yëpp la atteindre y compris Sénélec parce que amoon nañ ci ay cas yu nga xam ne bëri woon na bëri boo xam ne mënatuma woon jël responsabilité di exposer personnel bi noonu par rapport ak feebar bi moo taxoon nag ay activités yu bëri yu nga xam ne dafa doon dajanteeg ñi nekk ci biti dañ leen suspendroon même boo xoolee personnel Sénélec bi sax ba léegi presque 50% personnel bi ñu ngi seen kër ndaxte dañu xool ne ñii bu ñu leen indee xaj na mbas bi di gën a wàññi mesure yooyu nag ñu jëloon yàlla dimbale ñu ba ñu jógee presque ci juróom fukki cas ba léegi amatuñ benn cas donc loolu noonu aussi dañ koy sante yàlla et puis muy traduire aussi mesures yi ñu jël baax na léegi nag comme président levé na urgence sanitaire bi léegi nag ñun aussi dañ si sukkandiku yaakaar ne fii ak boobu dinañ am temps pour mun a vacciner suñu personnel bi mais activité yëpp dinañ reprendre bu soobee yàlla képp ku nga xamante ne nii amoon na abonnement recensé nañ yëpp ñu ngi commencé déployer compteurs yi si région yi et puis ku nekk def sa activité boo soxlaa compteur nga ñëw demander ko ñu jox la ko si nu nga ko bëggee. mu nekkoon directeur général bu Sénélec xibaaru biti réew la ca gën a fees bokk na ca Côte d'Ivoire néewub premier ministre Maître Bakayoko ñu koy xaarandi tey ji ci Abidjan bu kon 1h jotee lay rek daal di yegg si tey ji kon ci samedi ji moom am bak ni ki àllarba la daal di faatu ca Allemagne kon ñu ne cancer moo ko daal di faat lu jëm nag ci nañu ko rek daal di nañuy daal di jotee tey néew bi ak nañ koy jébbalee boromam dégg ngeen suñu xibaaru kon nasaraan yi suñu ndaw bu ñu toogal kon foofee ca Abidjan. xibaaru tàggat yaram gannaaw bi 8h jotee ba teg ñaar fukki simili ak ñeent ñu dalal ci Malal Junior Diagne. jërë ngeen jëf ñu daal di door xabaar yi ak fukkeel bi journée championnat Sénégal gannaaw bu ñu ko daaxee woon ay bés bële ndax fitna yi amoon ci réew mi daanu ko tàmbaliwaat di ko joué ci njeextale bés bi loola sax ci àljuma ji lañ ko daal di tàmbali ndax démb Teungueth FC moom yaa dinaa tijjikoon yëf yi daal di rek daan US Gorée benn bal si dara ci aser ji nag nee nañu daal ñeenti waxtu bu jotee ci Stade Fodé Wade ka jiitu di jàmbaar moo fa dalal ko topp ca moom di Génération Foot buñ ca jógee itam ca Stade Ibrahima Boy dinañu fa gis jongante dox diggante waa AS Douane ak waa Stade de Mbour la ca des ne des ko yeggali dimanche ñii di waa ñaari talikon ñoo jëlaale ak waa SNEPS Excellence Mbour Petite Côte moom dina kon laale ak waa Dakar Sacré-Cœur si classement Ligue 1 bu Sénégal jàmbaar moom moo ne ca kaw fukki poñ ak juróom-ñett la am benn poñ képp la rawee Génération Foot mi topp si moom AS Douane itam ñaari poñ la ko jàmbaar rawee ñu wax si wàllu Ligue 2 bu Sénégal
ñu jàpp nag ni ka nga xam ne mooy Linguère bu Ndar te jiitu Sani Karawaas moom dafay daal di kon dem ca Fatick fekk foofu waa Jamono Fatick ñii di waa EJ Fatick ñoom la ñu daal di kon dikk Ndakaaru dajante ak waa Duc Renaissance moom Demba Diop FC la war a kon joué le Destin des ko yëggali dimanche programme nga nag dina dox diggante Port ak Wakam Amitié FC ak waa Thiès FC Kër Madior laale ak waa Africa Promo Foot nu waxtaanee wàllu CAF am nañu njiit lu bees Patrice Motsepe lay tudd doomu sud-africain bi di milliardaire moo nar a jiite kuréel gi ci ñeenti at yi di ñëw Abdou Diouf Junior moo noo xamale ak moom. nekkul ki gën a xarañ ci wàllu xam-xamu football jëful dara lu ne weng ci wàllu wi waaye moom doomu Afrique du Sud bi nga xam ne koppar moom am na ko ci ajjuma ji la tàmbali jiite CAF ci ndimbaluk FIFA moomee nga xam ne moom vice président la cay doon moom club bii di Mamelodi Sundowns bu Afrique du Sud ñu daal di koy taxawal ci atum 1970 ca Pretoria. gagné na benn Ligue des champions benn coupe CAF ak fukk ak ñetti titre champion d'Afrique du Sud waaye nag loolu taxul Patrice Motsepe nekk koo xam ne xarañteefam ci wàllu football fës na moom mii di juróom-ñetteelu président bu CAF lu jege ñetti milliards ci ay dollars am na ko loolee taxoon nag ci atum 2008 magazine bii di Forbes jàppoon ne nekkoon na juróom-ñeenteelu doomi aadama gi ëpp koppar ci Afrique mu jëndoon ay miinu or foofee ci Afrique du Sud ci atum 1990 homme d'affaires boobu lay am lu toll ci juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay at bëggul lool di fës waaye nag xamee nañ ko ràññee ko fépp ci àdduna bi bokkoon na ci ñi gënoon fës ci chef d'entreprise yi ci sommet bu Davos nekkoon itam ci wetu Donald Trump ca jamono jooja goro la ci njiitu réew bu Afrique du Sud di Cyril Ramaphosa moom nag am na ay discours yu bari yoo xam ne amal na ko ci teewaayu Barack Obama may ne itam lu toll ci 200 junni ci ay dollars Nelson Mandela ne ko lii mooy sa cadeau anniversaire kon lan la soxlawaat leneen moom Patrice Motsepe lu dul taxaw ci boppu Afrique am na ko nag waaye expérience am ci wàllu jiite football taxu koo yaatu milliardaire la boo xam ni fa mu jëlee CAF moo di jamono ji muy ami jafe-jafe ci wàllu yorin wi ak itam wàllu koppar gannaaw bi nga xam ne Ahmad jóge na fa ba tax na Afrique yépp taxaw di xaar di seetaan ba xam ndax am na leneen lu mu yaakaar lu dul koppar. football bi ca bitim réew ak Espagne ñaar fukk ak juróom-ñaareel bi journée Real Madrid dina kon laale tey ji bu ñetti waxtu tegalee fukki simili ak juróom ak waa Elche Osasuna ak Valladolid dinañu laale 20h Atlético Madrid mooy laale ak waa Retafe championnat bu Allemagne nag ñoom jàppale ni bu 14h tegalee 30 minutes Bayern Munich moo joué ak waa Werder de Brême Mayence dina joué ci waxtu boobu ak waa Fribourg équipe bii di Borussia Dortmund moom takkusaan bu tegalee fanweeri simili lay laale ak waa Hertha Berlin. ñu wax ci championnat bële di bu Angleterre nag jàppale ni midi bu tegalee 30 minutes moom Chelsea ak waa Leeds ñoo dee joué Chelsea moo kaa fekki Crystal Palace moo daal kii di waa West Bromwich Albion Everton ak Burnley guddi gi Manchester City moo dee daje ak équipe bii di Fulham. ñu wax ci wàllu basket bi ak jëm si juróom-ñetteel bi journée si jigéen ñi ñaari match rek moo nar a am ci samedi gi Sandark ak UGB Jaraaf ak waa UCAD si góor yi nag Mermoz ak Louga